te di ñaan ñun ñëpp ñu bokk ñaanal suñu mbokki jullit yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu nekk barsax ak mbokki doomu aadama yoo fa nekk ñëpp pour bañ a particulariser ndax ñaan moom ñëpp a ko soxla ñëpp a ko yëtewoo ñiy faatu ak ñiy dund ñun ñu fi des ñëpp te mu leer ñu ni dañuy dem di massawu Sénégalais yëpp ci xew-xew bi nga xamante ni bi am na ci suñu mbokk yi Tiwaawoon mu nekk aw tiis waaye nag ñu di ko sante sama borom delluwaat ci la maam Thierno Birahim waxoon Serigne Touba bi ko Serigne Touba laajee ni ko Thierno loo bëgg ñu defal la mu ne ko lu sama borom dogal mu neex ma kon ñun cant googu yëpp malgré ci dundinu àdduna aw tiis lañ koy jàppe waaye ñu wëlbati ko rek def ko mu dëkk ak cant ndax sama borom moom lu mu def jëmale ko ci ab jaamam rek dafa fekk mu doon lu gën ci moom kon ñu wëlbati ko delloo cant googu sama borom di ko ñaan mu dolli ñu yërmande ci yërmandeem ndagam moom lépp lu xew ci yërmandeem la koy xewal yërmandeem jooju noonu ñu ngi koy sàkku ci moom di ko sàkkul mboolem jullit ñëpp di ko sàkkul mboolem doomu aadama yëpp yeneen xew-xew yi nga xam ne mooy xew Sénégal lu jëm ci wàllu niñ ko xamee ñu koy tuddee insécurité ak yeneen agression yi yeeg maanaam rey yi nga xamante ni bii ñu ngi koy dégg yëpp muy am ci réew mi yëpp di ko duñu wax ni dañ koy naqarlu ndax ab jullit moom amul sañ-sañu di naqarlu waaye mu doon ay tiis yu dal ci nit ñi ñoo xamante ni bi yëpp dañ koy jël rek delloowaat ko ci coobaree sama borom ja di ko sante waaye tamit di massawu ñi nga xamante ni bi loolu dal na ci seen kaw ñi nga xamante ni bi tamit am nattu la sama borom teg na ko ci seen kaw ba loolee noonu xewee ci seeni loxo yàlla sama borom jéggal leen di ñaanit Sénégalais yëpp ñu ñëpp ñu maasee dooloo siwaat suñuy xel rek dalalaat suñuy xol ñaanal leen yàlla te ñun tamit ñu jéggal leen te ñu jéggalante ci suñu biir te gën a dolli yërmande ji di balo ak mbokki Sénégalais yëpp. jërëjëf maam Thierno Birahim da nga tàmbali fa mu bëggoon a tàmbalee. ok ni tàmbali nga waxtaan bi sax. ndeysaan ndax tey bu ñuy wax li xew-xewu jamono. di wax wàllu agression di wax wàllu insécurité. Sénégalais yu bari il se pose une question. qu'est-ce qui se passe. lan moo waral. ci li nga jàpp ni lii yëpp di xew ci réew mi est-ce que c'est parce que yar bi moo des est-ce que du yenn ci loo xam ne dafa jóge bitim réew ñëw ci ñun soppi doxalinu doomu aadama yi ndaw ñi lañ leen war a téye ñu leen téyewul lan mooy aujourd'hui selon yow la raison pour laquelle situation bi demee nii ci Dakar ak yenn région yu bari sax ci biir réewum Sénégal. waaw c'est vrai loolu xam nga dana nekk loo xamante ni bi pour nit ki maanaam classifier ko ci lenn rek dana xaw a jafe tuuti ndax doomu aadama ak dundinu àdduna pour nga jël mbir rek classifier ko fenn boo xamee wax dëgg yàlla dundinu àdduna yi ci mën a xew yëpp ak yi ci xew yëpp doomu aadama bi koy dundee ak yu ci baree bari parce que dafa am loo xamante ni bi yàlla sama borom moo koy teg ab jaamam muy am nattu ci moom am loo xamante ni bii nit ki mooy topp bakkenu boppam bànneexam di def lu ko neex ak nit ki nga xamante ni bii dundinu àdduna da koo dabin woo xamante ni bii saytaane da koo bawul maanaam li ñuy tuddee cet ak saytaane yëpp boo ko boolee mu daje ci doomu aadama bi maanaam loolu mën na koo kii ak it doomu aadama bi ak moroomi doomu aadamam parce que tey ci dundinu àdduna ni ma la ko mën a waxee mooy tey doomu aadama dina sol dàllam di dem di seeti borom ki ñu tuddee borom xam-xam di sàkku ñaan di jëmale ci moroomum doomu aadamam ngir musiba dal ko. muy yàq bi ñuy gis liggéey ak xërëm ak ñaawteef boobu yow ngay doomi jàmbur kii di doomi jàmbur. nga mënoon a dem sàkku ji ci sa bopp lu la jariñ lu la jëmale kanam lu la yokk defoo ko nga xool sa moroom doomu aadama mii suñ borom dogal ci moom lii sàkkut boppam defut ci boppam li nekk ci boppam nga dem sàkku ji ci borom xam-xam ngir def ko loo xam ni day tax mu def musiba wala mu nekk ci musiba wala mu nekk ci fitna joo xamante ni bi loolu dafay faral di am saytaane mu nekk loo xamante ni bi maanaam luy dund la ci biir doomu aadama yi
te kenn mënu ko làmb ba daj ko kenn mënu ko xool ba gis ko doy manifesté wu nag à tout moment ci doomu aadama bi booy wax mi ngi ci say wax booy jëf mi ngi ci say jëf booy lekk mi ngi ci say lekk booy naan mi ngi ci sag naan lépp loo xamante ni bi doomu aadama ngi koy def loolu mi ngi lay accompagner di nekk ak yow bon donc boo ci boolee nag doomu aadama bi ak bakkenam day gën a pire encore moo tax kon yii xew ni li ci mat a taxaw seetlu rek mooy li nga wax léegi yar bi ñaare en général am na ci wàll parce que dañu naan sax nii est-ce que ce ne sont pas les parents qui ont démissionné. Non, non. Est-ce que du question parents yi ñoom ñoo waroon a yar. Non, non. ñoom ñoo talatul sax ndax. Déedéet. xat-xatu jamono. déedéet bu ñu ko tegee foofu day yomb torop nit ki bu la say waajur yarul it nga dem ba nekk magum jëm xam lu baax xàmmee safaan ba war nga mën a yar sa bopp kon donc loolu loolu du prétexte bi waajur yi ñoom ci seen bopp nañu xool certains waajur est-ce que ñoom yar boobu noonu mi ngi ci ñoom parce que nit ki bu fekkente ne amoo yar pour nga yar sa doom dana jafe yooyu yëpp ay facteur la ay kii la dama la koy résumer noonu rek parce que tey bu ñu xoolee Sénégal da ngay gis koo xamante ni bi wax dëgg yàlla moom ci boppam comportement am bu ñu laa kii am na doom da nga posé wu question mais kii bu amee doom nan la doomam di def ba tegu ci yoon donc y a tous ces problèmes mais comme dafa bari yuy xew ci yi xew yëpp ci ñun ñoo koy xewal te kenn ku ci nekk am nga ci responsabilité sa bopp parce que sa diggante ak sa bopp sa diggante ak sa njaboot sa diggante ak ñi nga seqal àdduna ainsi de suite kon bu ko defee mbir bu xewee la ñuy def mooy ñun ñëpp ñu toogaat waxtaanaat jéem a xoolaat yan mooy solution yi parce que tant que problème amul mun ñoo régler problème comme nag problème am na yii di xew yëpp ay problème la il faut que ñu toog nag waxtaan xool problème bi nan la ñuy def ba régler ko ba dootul amati. régler problème ñëpp toog. ça veut dire que sëriñ si. wàcc fu ñu nekkoon ñëw toog ak njaboot bi. wala ñu mën a fexe ba ñu mën leen a jege. ndax tey ku wax borom daaru ñu leen xam ne. ku jege njaboot gi la. pour jot ko yomb na. muy téléphone muy ñëw ba ci moom fii ci Sikori fu mu mën a nekk. nit dañuy ñëw ci yow. waaye du ñëpp am boobu la chance wala du ñëpp am boobu la wërsëg. gannaaw parents yi gannaaw éducateur. ba ci ñun sax ci télévision. ban rôle moo war a doon tey. rôle ki ñu woowee sëriñ si. loolu ki nga xam ne moom mooy guide religieux mooy marabout. selon nu ko tubaab yi di firnde wala. waaw xam nga la personne bi ñuy woowee guide religieux du à tout moment. à tout instant à toute circonstance mooy lay mën di génn di wax. parce que dafa am juste benn minorité boo yilif. boo xam ne boo waxee dañ dégg li nga wax. duñ ci hésiter duñ ci naatable dañuy dem jëfe ko donc loolu bu ci kenn ku nekk jëlee sa responsabilité ca ña nga yilif ca mën a wax ak ñoom sa kàddu bu àggee ci ñoom nga waxee ak ñoom ca anam ba nga waxee ak ñoom buñ la déggee jëfe ko keneen def noonu bu yàggee kenn ku nekk da nga mën a maîtriser sa njaboot téye leen téye goo xam ne waaye dafay mel ni way jur wi nga xam ne daa nekk ci biir këram yilif jur ay doomam su fekkente ne personnalité ak responsabilité bi mu war a am ci njabootam am na ko ba ak njabootam déggal nañ ko du ñu talal taxaw ci buntu kër gi bay def luy war a mën a tax tey guide religieux boobu loolu noonu di àgg ci moom kon la ca des mooy guide religieux bi mooy surveillance lay am ci njaboot googu ba nga xamante ni bi la way juree def ci ñoom dinañ leen ko mën a sàmmal ba nga xamante ni bi tey erreur yu bari du mën a am mais ki nga xamante ni bi suus moom moo boole ñëpp yilifi nag guide religieux bi ak ki nga xamante ni bii moom la ñu war a guider yëpp tey ñoom ñëpp aussi dafa am kenn koo xamante ni moom moo nekk si bopp bi koo xam ne ñoom ñëpp moo leen boole yilif kooku à chaque fois nag moom moo amee personnalité ak responsabilité wu génn taxaw wax ak ñëpp benn kàddu boo xamante ni bi ñëpp dañ koy mën a dégg su fekkente ne kàddam googu dafa dem ba toll foo xamante ni bi ñëpp mënuñu koo dégg tamit dafa am sañ-sañu dellu siwaat dajalewaat ñi nga xam ne ñoo yor kàddu ñëpp waxaat ak ñoom ñu tënkaat genn kàddu mu génn jël kàddu googu teg ko te bu boobaa bu ko tegee dafay am lu muy teg loo xamante ni bi mooy waral ñëpp mën ko appliquer jaar ci yoon woowu muy le président de la république
muy donc le rôle du politique aujourd'hui muy président de la République. voilà dafa war a uuf njaboot gépp. dafa moo war a uuf njaboot gépp muy opposition muy pouvoir muy chef religieux bi muy keneen ak keneen ak keneen ak keneen parce que tey chef religieux bi ak maqaama bu mu mën a am ak daraja bu mu mënte am na tey yenn certaines décisions yoo xamante ni bi le président de la République mun na ko jël muy dox te kenn du ci sañ dara kenn du ci sañ a teggi dara mais chef religieux bi am na foo xam ne sax bu fa tolloo kàddoom balaa muy mën a dox il faut que kii nangu muy dox muy président de la République kon moom mooy ki nga xamante ni bi moom moo yilif ñëpp fa am foo xamante ni bu fa tolloo moom mooy taxaw génn wax ak population bi directement du am lenn lu mu ciy xool kii bëgg na ko kii bañ na ko kii nangam na ko déedéet bu wax jotee na xam ne wax jot na rek mu génn taxaw wax jot na. est-ce que boobu le président kon finalement dafa def li ñu woowee te day njaaxaanaay donte moom mooy président donte moom dafa jiite parti politique wala coalition. mais tey am na foo xamante bu fa tolloo. waaw faw mu jël ñëpp njaboot ñi ko bëgg ak ñi ko bañ. moom mooy génn taxaw jël responsabilité am wax parce que moom mooy ki nga xamante ni bi moom moo yore dernier kàddu bi waxam mooy gën a sax ka waxu keneen comme mën a doon. parce que ñun ñëpp suñu yéene suñu xol tey problème bii am ni bu yàlla sama borom defoon. ma nekk ak président de la République la première chose li ma njëkk a def mooy il faut que moom mu génn taxaw wax ak Sénégalais yi. parce que c'est la seule unique personne bu mën a rassurer Sénégalais yi à ce que bu ñu tëddee suñu lal yi ñu mën a nelaw. mais parce que fi mu ne nii kenn amatul fitu tëdd sax nelaw ba yandoor. parce que bu dul sa jëmmi bopp di sa doom. mbaa muy say bien. wala muy sa alal wala muy loo xamante ni bi daal lu lay touché lay doon loo xam ne bu la dalee ci guddi doo nelaw bu dee bëccëg doo yendoo jàmm. kon moom moo war a génn taxaw wax ak nit ñi. kàddu yoo xamante ni bi dina rassurer au moins sénégalais exemple li daal yëmbal cas bi fa xew. ki ñu dugg ci biir këram. rey xaram. jamate ko malheureusement suñ borom def ko def ndogal dal ci mu wàcc liggéey. ñu duggaat delluwaat ci biir kër ga jàpp yaay ja ak doom baay ba ak doom ja. loolu metti na. moom buñ ko rayoon nag. buñ ko rayoon ba pare ki ko ray dem ñu toppaat enquête boobu di demaat dëgg la bakken la wàcc na mais nag mbir mu nekk dañu xool fa mu tàmbalee rek sus topp ko ba famille yam bu ko defee dafay am yenn luy may laaj. am na loo xam ne ñoom buñ ko defee xëy na peut-être sécuriser lañ ciy jublu. parce que léeg-léeg yenn yi xew comme li ma waxoon keroog ci ngóor si nga xamante ni bi moo defoon njome wu rëy woowu mu def. ci loolu kenn mësul gis lu mel noonu. kii transfert d'argent bi. waaw ki faatoon xale bu jigéen. waaw yooyu da ngay toog di ko seet muy nekk ay tristesse ay yoo xamante ni bi da ngay dem ba des fois da ngay tiit. da ngay tiit parce que da ngay xalaat yenn yi lu ko doomu aadama mën a defee mais vu que ci li ma la wax ci début bi rek mooy mën a nekk am na loo xam ne boo ko seetee sa diggante ak sa borom du la jaaxal du la metti parce que da nga xam ne suñu borom ci coobare boppam lay dogal mais am na mbir boo koy toppee di ko seet ba ci biir waaw boo la yàlla sama borom dimbalee nga xaw a xam tuuti àdduna billaay tristesse xol ngay am da ngay jooy da ngay dëkkee jooy da ngay yendoo jooy da ngay fanaanee jooy parce que da ngay ni nii nu ko doomu aadama mane ci moroomam te pourtant yooyu lu nekk la di xabtal nit ki muy def di xabtal nit ki muy wax di xabtal nit ki muy amee yenn comportement yoo xam ne kenn du xam lu mu def. est-ce que responsabilité tamit mën nañ ko wax sëñ bi ci li ñuy woowee les médias nouveaux télévision internet réseaux sociaux yi parce que dem nañ ba soppi léegi sax doxalinu ndaw ñi da ngay gis koo xam ne léegi dina tibbee saaga teg ko ci kaw mag wala kilifa. mais loolu yëpp dafay dellu siwaat ci li dafay dellu siwaat ci même schéma bi la rek. même schéma bi la rek. xam nga ki nga xamante ne dafa dem ubbi site internet am c'est un commerçant. xaalis ko tax a jóg. xaalis lay wut. yow boo nayifee bay jël ay photo jàmbur wala ay vidéo jàmbur dem jaay ko mu jënd ko risque bi la ci mën a arrivé. risque ak moom risque bi ko ci mën a arrivé mais xam nga kiy wut xoolu du risque. moom nu mu def ba am baax na. mais su fekkente ne dañoo dem ba àdduna toll foofu nag bu fekkente ni situation boobu ki nga xamante ni bi mooy ndayi mbili gi mooy bàyyi ñëpp bu jógul régler loolu bu yàggee nit ñi ñooy jóg régler seen bopp ay règlement de compte lay mujjee. mu mujj doon la loi du talion œil pour œil dent pour dent. dent pour dent def ma def la. te Sénégal warul toll foofu de.
parce que actuellement nii fan yi passé koo xamee ni dafa dem di agressé ku jigéen. daanaka dañ ko dóor ba. li ko desee faatu. mooy kii en plein jour nga dem ci oto jàmbur ku ñëw gaare otoom ci buntu bankam on va où ce pays. da ngay dégg après bon y a de ces faits yoo xamante ni bi wax dëgg yàlla bu ñu toogee sax di ko waxtaanee dafay mel ni que ni dañ koy influencer te alors que c'est des choses yoo xamante ni waruñu sax toog di ko waxtaanee nii. ci ay salon wala ay plateau wala ay télé wala ay rajo wala yooyu parce que waxtaan bi bu lu mu gën a sori rek. ñu jàpp mën nañoo jàpp ni loolu lu ñu influencer la lu ñu war a régler la mu jeex. une solution et la solution vient d'abord. bu président de la République. ci président de la République il faut qu'il sorte qu'il parle avec les Sénégalais. nu mu mën a demee baax na mais il faut qu'il sorte mu wax ak Sénégalais yi ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk. xam nan la ñuy def sinon fi Sénégal nar a jëm ni ay règlement de compte lay mujjee te ça va pas. règlement de compte ak am jot. lu bari sax nit ñi ne nañu am jot boobu surtout ci ndaw ñi moo indi dérive yi ci réseaux sociaux moo indi yenn ay agressé ak yooyu est-ce que y a un message bu Mame Thierno Birahim borom daaru ci ndaw ñi justement parce que ku la xam la ak ndaw yi jeunesse bu Sénégal ak non man Birahim yéen xam ngeen ni man ndaw ñi may déglu buñ ma déggee duñu am jot góor buy dund ci kaw suuf nekk ci kaw suuf di dund boo toogee xalaat responsabilité yi sama borom teg ci sa kaw bopp te mu wóor ni la ne fi léegi yaa ngi dund day gën a yokk doo nangoo may sa bopp jot. doo am jot. yéen ñëw ngeen sukkoori ba tey. gis ngeen ma chaque jour bu ma xëyee il faut que ma wut luñ def. il faut que ma wut luñ def ak nu mën a demee il faut que ma wut luñ def mais loolu la. nit ki boo nekkee ci àdduna may sa bopp jot gu bëri rek faaw nga dugg lu sa yoon newul te nit da nga war di éviter à tout moment di dugg lu sa yoon newul dugg lu sa yoon newul. te nit ñi aussi dañuy jaawale nit ki dafa am loo xam ni yaa ko moomal sa bopp am loo xam ni yaa ak sa njaboot yéen a ko bokk am loo xam ni yaa ak nit ñi yéen a ko bokk ñett yi il faut nga mun ko différencier li nga moomal sa bopp sa yoonu soxna sa jabar yoonam newu ci sa doom yoonam newu ci gérer ko mooy sa yar sa teggin sa sutura sa worma sa personnalité kooku yow la yaa koy gérer li nga xamante ni bi loolu nga bokk ak sa njaboot yaa ko bokk ak sa njaboot bu ñu xiifee yàlla di jox ñu lekk bu ñu maree yàlla di jox ñu naan bu ñu raflee yàlla di sàng yàlla leen war a toppatoo yàlla leen war a defal lépp seen responsabilité yëpp ci sa loxo la nekk yàlla leen war a yar yàlla leen war a teg ci yoon mais il faut nga tegu ci yoon pour mën a teg kenn ci yoon boo ku tegul ci yoon mën a teg kenn ci yoon kooku jotewul dara ak leneen jotewut ak dara ak sa vie privée li nga bokk ak nit ñi mooy c'est le respect il faut nga respecter nit ñi respecter nit ñi say kàddu respecter nit ñi say jëf respecter nit ñi sa lépp loo mën a seq ak ñoom respecter leen c'est tout boo ko defee rek am jàmm nit ñi am jàmm boo bëggee jàmm da ngay may ñi nga dëkkal jàmm mais mayee ñi nga dëkkal jàmm boo noppi bëgg jàmm foo ko jële dina jafe de mënul la responsabilité ba léegi ci cadre boobu nañ am ak suñu gan gi ci toute la vérité di borom daaru Noreyni homme politique yi depuis quelque temps bari na coowal politique ku nekk di xëccu di jëmale sa morom ñu ngi jëm ci ay échéances lu ñu waaye élection législative ñu xam ne réew mi tamit yëngu na ñu bari ku nekk di wax ne ni bu yëngu amee ci politiciens yi la jógee est-ce que tey nit ñi dañoo war a topp politiciens yi muy ka bokk pouvoir wala ka bokk opposition ba fàtte ni jàmm ci la lépp xaj. waaw mais ñoom bu ñu amee fu lay inspiré ñu ci la violence ñu am fu lay inspiré wu la aller vers la paix. bu ñu waaye ci violence yi. non non comment. du ñu nekk ci jéyee musiba catastrophe yi coono bi ñu nekk nii ba noppi wëlbatiku kenn di nangu kenn duñu inspiré ñuy dem ci violence parce que ki lay inspiré nga jëm ci violence xoolal moom fa mu jóge ak yow fi nga jóge ak la muy dund sax xoolal moom lam bàyyi ak yow la nga bàyyi yow yaa ngi bàyyi sa yaay ak sa papa ci ay problème yoo xamante ni bi xamoo ndax tey bis bii nga jóg nii dem ca violence ba est-ce que am nañ lu ñu añee kee ne bankam boo fa demee ma nga fa bàyyi ay millions jabaram ak doomam mi ngi leen yóbbu xëy na peut-être ci benn endroit boo xamante ni bi tey bu dëkk bi doon tàkk du àgg ci ñoom il faut que ñuy toog di xalaat li ci des ñun la rek nit ki nag bu fekkente ni da nga dégg musiba daw jëm ca dégg romb ko fa daw jëm ca musiba ma bàyyi boo àggee loolu fa dal yaa ko teg sa bopp xam nga ñun ñuy wax ñun ñëpp tamit la ñu man rek mooy bu ñu gisee ni musiba mi ngi am ñu ne moytu leen bu leen daw jëm ci musiba mi
jàmm am na fee nañ dem fi jàmm ji am parce que jàmm moom ci la lépp nekk nit ki fi léegi yaa ngi dund suñu borom di la dimbali ngay am jàmm loo bëgg a réaliser mën naa nekk mais tant que musiba mi nga am kenn du tal jàmm kenn du tal sa bopp kenn du tal dara bay kon nañu inspiré wu jëm ci jàmm plutôt que ñuy inspiré wu jëm ci musiba te actuellement wax naa ko waxati ko dinaa ko waxaat Sénégal dafa toll foo xamante ni bi il faut que ñu jël politique ak tappale yeeg yëpp ñu jël ko teg ko de côté ñu jéem a xool en réalité nan la ñu mën a def ba réew mi mën a taxaw ci tànk yu dëgër yu ñu mën a permettre suñu ndaw ñi actuel ak ndaw ñi futur bi ñiy ñëw mën a am bu ëllëgee ci lu ñu jàpp ci lu ñu sukk muy vraie émergence bi nit ñi di soxla vraiment ci nit ñi lay nekk seen biir wallahi bu nekkul ci suñu biir rek billaay fii ñu toll nii jafe na de mbir yi am na nu mu demee mais de jour en jour ça devient pire il faut qu'on fasse attention bu ñu xoolee ku mel ni yow ak ñeneen yoo xamee ni tamit ñu ngi dox ci say tànk yaa ngi ci tool yi nawet bi daanaka dugg si na ci yenn ci ay gox yu bari mais jafe-jafe am ci monde paysan nga bokk ci baykat yooyu parce que tey ku ñëw Sikori yi muy lu fi mën a am muy gerte muy dugub lépp nga nekk ci yow su bopp ngay wàcc ci biir tool yi waaye mu mel ni jafe-jafe boobu wër na àdduna Sénégal mu metti mais est-ce que tey état mu ngi jàppale ku mel ni borom daaru di baykat ak yeneen i moroom baykat yi nekk ci biir réew mi pour justement mën a génn te yokk li nga xam ne moom mooy développement ndax ci agriculture la ñuy tàmbalee développement. waaw man Birahim du ma xaar état du ma xaar sax beneen membre bu dul état sakkantuma ak état nit ki boo sa waay juru sax sa yaay ak sa papa sax mën nañu am possibilité yi mais amal jom yi bu leen toog di leen xaar ndax doomu aadama boo gis yàlla sama borom mi la sàkk sa róo te ba mu koy sàkk mu sàkk ko ci wéetaay woo xam ne kenn fekk siwu ko ci boo wàkkiloo ci moom gëm ko te doxe ci tànk yi nga war a dox foo nekk mu fekk lu war ci yow dina ko def ndax kenn ku ci nekk ci ñun organes yi nekk ci sa biir mosoo tee teg sa bët te lu ci war a fonctionner lu ne ma ngi cay fonctionner lu ca war a dal lu ne dina ca dal te sama borom mi yore contrôle boobu yëpp di ko doxal boo wàkkiloo ci moom jaar ci yoon wi nga war a jaar rek suñu borom defal la li nga war a defal xam nga ñun Sénégal yëpp bu ñu toogee di xaar état daa mën a xëy kenn ku nekk mu defal la li nga bëgg c'est impossible mënul nekk mais am na lu mu war a tàmbali lu ci mel ni joxe engrais jiwu ji ak tàmbali waaw yow mii nga xamante ni bii ci loolu yow lañ ko war a tàmbalee ci yow buñ la fekkee nga toog tàmbali woo dara ci sa bopp mais kenn du xam loo bëgg a bëyal defal la yàlla bay sa tool la yàlla bay sa tool nit ki da ngay dem yàlla mën naa wàcce ndox mais nag préparer le terrain bi ruujal nettoyel na set donc du coup jiwu wi jamal nga jéem a def ci ay pexe mais yàlla mënu laa jox du la jox jiwu bayal ruujal la sa tool dagal la ñax yi defal la lépp ratool la ko ba mu set wecc sànni la ko ci àll ba noppi jox la jiwu ñëw jiwal la ko ba tawal la ko saxalal la ko meññal la ko góob déedéet jéemal dara defal dara donc kon état c'est vrai que mën naa am lu mu def comme ni maa ngi gis ni lu jëm ci wàllu farine beeg yooyu yëpp mi ngi koy subventionné di génn ay milliards di ci def mi ngi jéem a def ay efforts pour certains secteurs gis ngeen am réew il faut que mu am ci yeneen développement yu mu nekk yenn yi nga xamante ni bi ñu ngi koy gis Sénégalais yi di wax waaw lii mënoon naa ñàkk bu ñu jëloon lii def ko fii am réew mënta ñàkk ay infrastructure am réew mënta ñàkk yenn yi am na yenn yoo xam day nuru ak yàq mais buñ ko deful tey dañ ko soxla ëllëg kon tey mu metti ñu def ko tey weesu ko bu ëllëgee loolee noonee jur leneen jëm feneen wàññiwul dara mais chaque chose à son temps mbir mu nekk bu jotee nañu xool la nga xamante ni bu ëllëgee dañ koy yittewoo rek ndegam mën naa nekk tey ñu jéem ko fa tey donc du coup ay détails la nag yu bare yoo xamante ni comme émission bi luy gàtt lay doon donc damay résumer noonu rek ay axe la yoo xamante ni dañ koy joxe ndànk rek bu ko defee di ci dalal xelu Sénégal yi di ci waxtaan ak ñoom di ñu xam ni aussi wax dëgg yàlla am na ci loo xamante ni bi ñun tamit il faut ñu jéem a jóg defal suñu bopp ay effort yu war a mun a permettre état xam ni lii yàlla fam moo ci des mu mën a jóg nag taxaw ca loolu mais ñun ñëpp bu ñu toogee croiser le bras toog naan état mënta xëy ñëw wutal ñëpp liggéey
du sol dàllam di dox. tur bi siiw na jëmm ji siiw na. kàddu gi tamit siiw na. ndeysaan sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf sëñ bi di tuub nag bi ñu ko waxee woon léegi. ci toog bi ñu toog ci kaw ndax. bu ñu xam ci kër gi xam ne. ci suuf la ñuy toog bu ñu. ñu lay